ngeen ne nag alxamis bu jot sunu bàjjenu gox la ñuy dalal ci info du matin moom nag tey Fatou Kiné dina waxtaane rek ci maladie chronique muy jàngoro yi nga xam ne aji tawat bi day dundaale ak moom waaye tey nag mbas mi dafa tax ba jàngoro yooyu mu am rek ay jafe-jafe ci ñenn ci aji tawat yi Fatou Kiné ñu ngi lay nuyu di la dalal di amati mbégte di jàkkaarloo ak yow ci info du matin ci télévision Futur Média. di la fay bu baax a baax soxna Faty Dieng mbégte bi daal dama koo bokk man it ma di ko amati di ko seq ak yéen jotaay bi saa su ne alxames ju ne laay wax sax di nuyu Chérif Dia ci sama nu mu féete sax moom ndeyjoor la yaakaar naa mi ngi ci sa ndeyjoor mi ngi ci ndeyjoor bi kon moom bi ci ndeyjoor bi may nuyu Cheikh Tidiane Diawo di nuyu également Mamadou Fall di nuyu ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy bàyyi xel saa su ne très bien tey Fatou Kiné ci wér-gu-yaram nga nar a waxtaanee maladie chronique lu tax nag ñu wax ko mbas mi ak loraangeem bokk na ci ñamu laal ñi amee jile jàngoro ndax am na ci ñoo xam ne sax dañoo wan gannaaw bërëbu fajukaay yi ma ngoog dañoo wan gannaaw bërëbu fajukaay yi ndax xam nga li ko waral bokk na rek ci mbas mi ndax mbas mi Fatou saa su ne di nga dégg ñu naan ñi nga xamante ne dañoo am yenn jàngoro yi dañu war a gën a moytu doomu jàngoro ji rawatina ñi nga xamante ne ñi ngi amee jàngoro yi xol yi moo xam hypertendu ñi amee diabète yeeg yooyu dafa nekk période boo xamante ne tey jii boo jëlee consultation yi ni ñu ko doon seetloo bu njëkk ba ñu bari xëy na wàññi nañu seen tànk ndax ragal nañu dem kër docteur yooyu jàpp ne buñ fa demee mën nañ fa jëlee doomu jàngoro ji ba tax na dematuñu te loolu yëpp gis nañu daf leen di indil ay gàllankoor ñu dem seetaan yi élément bi ci Fatou Kiné def dellu siwaat ci solos nag boo amee tawat ngay dem faju moo xam mbas wala leneen ndax faj gi dafa bokk ci dund gi ak bien-être bi. juróomi weer a ngi nii jàngoroy Covid képp ngay dégg ñuy wax ci réew mi mu dem sax ba mel ni dañoo fullaalul yeneen feebar yi ñi amee feebaru xol tension diabète seen tànk bareetul kër docteur ndax ragal a jànkonteel ak mbas mi. dañ naan Covid mais feebar yooyu il faut que ñu faj leen et il faut que ñu xam que aussi Covid bi bu ñëwee ci malade yooyu danger la pour ñoom parce que ñooñu ay personnes vulnérables lañ. consultation yi wàññeeku na mais aussi consultation yi wàññeeku na ci ñaari anam benn bi nit ñi ragal nañoo ñëw deuxièmement amoon na confinement ñi nga xam ni par exemple ñi doon jógee Touba ñi doon jógee Banjul ñi doon jógee kii mënatuñoo ñëw am na loo xam ni aussi dina ko wàññeeku ndax da ngay dem hôpital que par nécessité. lu jiitu mbas mi yenn ci garab yu ñu séenatul fenn mu bari lool aji tawat goo xamante ne ña ngay loru ndax ñàkk a xam ne garab yooyu ñu tàmm di jëfandikoo am na yu ko mën a wutu. bu fekkee ne da ngay faj tension du benn garab rek mooy faj tension bu fekkee ne da ngay faj cardiaque du benn garab rek mooy faj taay garab bu manqué am na équivalent boo ko mën a remplacer waaye nag du malade bi mooy jóg ni bii garab laay remplacer garab bi manqué dafa war a dem ci cardiologue am waxtaan ak moom mu seet ko defaraat ordonnance bi ni ko gi garab kat amul waaye nag jëlal bi à la place. boo jëlee rek jàngoroy xol yi nangu nañu ne Sénégal def na ay jéego école de cardiologie royuwaay la ci Afrique jumtukaay yeeg tàggatu gi xel mën naa dal. au moins dans chaque grande ville au Sénégal actuellement am na benn cardiologue bu fa nekk te dans la filière de formation il y a au moins 50 ou 60 élèves qui sont en formation donc la formation est assurée parce que l'encadrement est là il y a des professeurs yu xarañ yu fi nekk yoo xam ni ñu ngi encadrer xale yi donc loolu benn avancée beneen avancée aussi mooy équipement bi ñu ngi def nañ ci jéego yu rëy ndax pendant longtemps dañ doon évacuer maladie pour ñu leen di defal coronarographie di comme ça léegi am nañu salle coronarographie bu bees tax bu nekk cardiologie depuis 2014 ou 2015 am na yeneen salle yu ubbi ci biir service donc loolu soxlaatul ñuy évacuer malade pour des soins cardiovasculaires. du tee ñu fàttali itam ni suñu système de santé des naa ñoŋ ndax moom sa bopp dëgg gi ñuy wax ci wàllu faju ba kenn dootu jéggaani lu mën. mu ngi noonu Fatou Kiné dem ñu jaajëfal bu baax a baax professeur Abdoul Ba cardiologue bu mag ak liggéey bu rafet bi mu ci def waaye itam ni nga defee gëstu bi. donc Faty
lu am solo nga wax gëstu bi ni nga ko waxee rek dafa nekk loo xamante ne daal dañu bàyyi xel bu baax a baax ñi nga xamante ne dañuy am jàngoro yi lu ci mel ni maladie chronique yi ba pare toog seen kër te loolu wax dëgg neex yàlla du loo xamante ne lu nu recommandé la waaye leneen li am bu weesoo toog seen kër googu xam nga tey boo xoolee jamonoy mbas mi lu jiitu mbas mi sax la ñuy wax tey am na ci ay garab yoo xamante ne yu bari amatul ci réew mi donc ñooñu ñu ci bari non seulement dematuñu hôpital mais beneen mbir xëy na garab yu ñu war a jëfandikoo sax jàpp nañ ni tey bu ñu demee pharmacie amatu fa ba jàpp nañ ne xëy na waruñu koo jël te am na ay garab yoo xamante ne daf koy wutu donc mu nekk loo xamante ne saa su ne war nañu bàyyi xel bu baax a baax ci loolu très bien mu wax ci maladie cardiovasculaire xam gis nañu nag sonal na askan wi mais naka la ñuy def Fatou Kiné ba moytu ko lu ñu war a moytu la te lu ñu mën a moytu la tamit ndax xam nga boo xoolee reportage yi def sax yi ñu weesu nii xam nga yi weesu yi ñu def nii gis nga ñu ngi doon wax ci affaire yenn feebar yi nu ñu mën a def ba moytandiku ko dégg nga lekk gu sell gi saa su ne dañ ci ñëwaat mu mel ni Fati alimentation saine dafa nekk à la base de tout ndax tey jàngoro boo jël tey bu ñu la waxee wàllu fegu gi lekk gi da ciy am solo à chaque fois dafay ñëwaat. nous on aime manger trop salé trop sucré trop gras. mi ngi noonu ci la ñu dëkk. te duñu xam lu ñu war a jël. donc loolu aussi lu ñu war a bàyyi xel la. ngir mën a fegu ci jàngoro yooyu bokk na ci ñi nga xamante ni dañuy am diabète dañuy amee tension ak yooyu saa su ne war nañ di contrôler seen tension. ndax bu fekkente ne yow da nga nekk diabétique war nga di contrôler sa diabète parce que boo xoolee tey yenn xeetu jàngoro yooyu yëpp ngay jël di ko boole ci sa yaram. lu ci bari ñaari moom mooy indi crise cardiaque bi ngay dégg. donc boo amee diabète war nga ko di contrôler soo amee hypertension. war nga ko di contrôler pour di xool ba xam yow sa tension fan la toll loolu yëpp lu ñu war a bàyyi xel la mais wàllu lekk gi nga wax léegi tamit dafay daal di dikkaat xorom si nañ luñ ko gën a mën a moytu nañu ko moytu suukar bit naka noonu fruits ak légumes yi dañ koy dellu di waxaat loolu tamit nañ ko gën a mangoog nañ ko gën a bàyyi xel stress bi dafay ñëwaat à chaque fois nañu moytu stress ndax stress ay feebar loo yoo xamante ni mën na ko dajale ci yaramu doomu aadama bi waaye tamit Faty beneen mbir it nañ ko bàyyi xel cigarette bi nañ ko ne tegg tux mi dafay gën a yokk yenn jàngoro yi il faut faire du sport sédentarité bi moom xam naa ne tey tour de table bi boo ko defoon tey amaana ñiy takk seen dàll yi ngoon di daw yi da nga leen di wàññi 2 mètres duñu ko daw de am na ñoo xam ne xam naa li ñuy daw diggante régie ak rédaction bi moom am na ñoo xam ne moom foofu mooy seen sport ñi yëngu ci kër docteur yi souvent ak ñay journaliste yay faral di wasaare li docteur yi di wax ñoom li ñuy digle nit ñi ñu koy faral di def man kay génn ma ci sama bopp déggoo ma ne bu ñu waree ci table bi xam nga li nga wax léegi Faty daw diggante rédaction bi ak régie bi defe ne yaa ngi sport ndax nga sa bopp de foog di am na ñoo xam ne de ñu xëyee yóbbu ay chapeau conducteur jaabante daal lañ nekkee ñoom koo ci ne dawal tey mu ne la non man li may daj sama liggéey maa ko xam loolu rek doy na sport te sport bokkul ak dara sport dafa nekk loo xamante ne beneen mbir la donc nañuy farataal sport boobu di ko def saa su ne loolu yaakaar naa buñ ko matalee yàlla mën nañu may mucc ci yenn jàngoro ancienne boulevard non dafa mel ni leer na Faty fi nga xool ci ñi dul tàggatu gis nañ ko Chérif Diango dawkat yi moom mooy rédaction yi ñoom rek la moom mooy doxal di diggante rédaction bi régie di préparé journal mbas mi dëgg la naam dañ ko war a moytu waaye itam dem hôpital saytu sa bopp itam ci la bokk ñi nga xam te ni mbas mi lañ topp ba dem ñu tey ji yan kàddu ngay yëg di wax mangoo ko loolu moom war nañ ko gën a bàyyi xel mbas mi dëgg la ndax ku ne xam ne ni yenn xeetu jàngoro yi bu fekkente ne da ngay daaguwaale ak moom dañ lay wax ni del faral di moytu ndax ñooñu des personnes à risque lañu tey ji ñooñu mbas mi bu leen duggee amaana taxaw bi ci war dëgg buñ ko amul mbas mi mën na leen def neneen donc nañu gën a moytu waaye ci kaw moytu boobu tamit waxuñu leen ne bu ñu dem di defi seen rendez-vous médicaux nañu dem rendez-vous hôpital su jotee nañu dem di xool seen bopp ndax loolu lu ci am solo te tey firnde gi tey professeur Serigne Abdou Ba bi ñu ko laajee consultation yi bu njëkkoon ak léegi danaan la carrément wàññeeku na bu baax a baax ndax nit ñi tey ñemeetuñu dem kër docteur te dañ fa war di dem beneen mbir également maa ngi ko doon souligner sànq dina baax ma brossé waat ko tuuti muy ñàkkum garab yi nga xamante ne tey dañu ko nemmeeku yu ci bari maladie chronique yi am na ci ay garab yoo xamante ne dañ ko doon gisatuñu ko ay weer a ngi nii ci pharmacie xam nga ñu bari jàpp nañ ne garab bi kat amatul man moom laay jëfandikoo amatul léegi maa ngi toog déedéet am na ay équivalent
li gën mooy nga dem xooli bu dee malade cardiaque nga dem xooli sa cardiologue mu xoolal la ne ah dëgg la kat garab bi moom nga tàmm di jël amatul waaye équivalent baa ngi nii kon nañu gën a respecté loolu nga xamante ne nii moom mooy na ci équivalence boobu nga baal ma mais gis nañ ko roog sax même directrice pharmacie nationale d'approvisionnement wax ko di wax sax médecins yi justement ñuy def loolu maanaam di bind yeneen médicaments yi nga xamante ne mën a nekk alternative mais dañuy joxoñ baaraamatuma yenn docteur yi dañuy liggéey ak laboratoire yi ba bu ñu prescrire ay médicaments di leen jox yu cher yi duñ jëm a dem ci alternative yi est-ce que loolu du jafeel situation dafay jafeel situation foofu Chérif doguma la li nga wax nii sax dama koy appuyer tey boo jëlee rek yenn feebaru bët yi am na ci ay colures yoo xamante ni tey boo lambul 10 000 francs jëm kaw doo ko am te di nga gis équivalent ba mën naa jël sax 1000 francs et quelques 1000 et quelques donc loolu yëpp aussi ay difficulté la yoo xam ne doo xam sax yow dëgg-dëgg lan moo ne ci suuf tout à fait doo ko comprendre waaw dem loolu mérite na benn sujet spécial nga andi ko fii ñu débattre ci dinañ ci parce que gëstu am na solo def na ci document docteur Alex Seck Ndiaye def na ci benn texte bu am solo ay colures yoo xam ne ay 20 000 francs lay jar 10 000 francs et quelques mu am équivalent boo xamante ne ma ngay jar 1500 te ñëpp wax dëgg neex yàlla seen loxo jotul seen ginnaaw surtout rawatina jamono ji muy mbas mi. voilà pour revenir ci sujet bi gis nañ ni ñi nga xam ne dañoo yor comorbidité quand même dañuy faral di am ay jafe-jafe ban xeetu surveillance la ñu yellool ci pandémie bi ñu nekk. effectivement surveillance bi ñu yellool mooy wax naa ko sànq ñooñu moom dañu nekk ñoo xamante ne nii des personnes à risque lañu. donc dañ leen di war di gën di toppatoo ndax boo xoolee sax tey ñooñu nga xamante ne am nañu feebar yooyu ngay wax noonu les maladies chroniques am na ci ñoo xamante ne tey mbas mi dab na leen mais tey ji prise en charge bu correct bi ñu am tax na ba yàlla génne leen ci jàmm ci mbas mi ndax boo xoolee foofu travail d'équipe nag bu am solo la foofu ndax ñi nga xamante ne xam nga ñi nga xamante ne ñoom ñooy toppatoo fajum Covid mi loolu en général bu amee bu fekkente ne ma jël exemple rek ci koo xamante ne nii mi ngi am feebaru xol da ngay gis cardiologue yi dañ leen di woo parce que dañ leen di associé ci prise en charge bi ñoom aussi ku ci nekk am nga ci tànk boo xamante ni nii war nga ci dox tey boo xoolee maladie cardiaque yi tey bu ñu amee Covid boo seetloo électrocardiogramme dañ leen koy defal saa su ne di topp di xool ndax jàngoro ji amul leneen loo xamante ni mën na ko yàq ci seen wér-gu-yaram donc travail d'équipe la boo xamante ne nii diggante médecins yi ñoom ñoo koy def seen biir parce que ku ci ne rek touche bi nga féetee da nga koy indi pour ñu gën a mën a jël en charge malade bi donc ñu gën a soññ rek ñi nga xamante ne ñoom ñooy aji tawat gi ngalla nañuy dem kër docteur parce que wax naa ko sànq boo xoolee professeur Serigne Abdou Ba ci mbaaxam seq na ko waxtaan ak ñun lu mu ñu baaxale lu mu ñu partagé ak ñun moom mi ngay gis noonu Fati amoon na jàngoro Covid waaw amoon na jàngoro Covid pourtant ñi ko xam bariwul te pourtant yëf yi dañ lay wax ni da ngay fegu ba sonn moom fi mu ne nii fegu bi ci war def na ko parce que bu lay wax jaar-jaaram ak Covid bi fu ne fegu na fa waaye yàlla def ci liggéeyam ci la amee jàngoro ji waaye tamit teel a dem kër docteur moo ko ci génnee tey ndax signes yi ba mu ko jotee rek ca saasa la dem faju ji yëf yi daal yëf muy ñi nga xamee ni comme ni ñu ko doon dénoncé ci semaine yi ñu génn ñi nga xam ne dañuy yor feebar bi di toog seen kër ñu xamee ni que loolu c'est la pire des solutions loolu risque la parce que docteur Niang bi mu fi toogee wax na ko ay mag yoo xam ne dañoo yor ay comorbidité yu garaaw mais jàpp nañ ni daal bëgguñu dem parce que ay stigmatisation dañuy xalaat dañuy am lu ñuy xalaat ak di ko ragal ak yooyu te pourtant Covid bi moom buñ la teelee taxaw rek nga nekk mag nga am yenn jàngoro parce que gis nañ fi ñoo xamante ne am nañ jàngoro yi gën a metti ñu yaakaaroon ni sax xëy na mbas mi dal na leen duñ ca génn waaye bi ñu leen taxawoo taxaw bi ci war da ngay gis ne génn nañ ci yëf yi maintenant gis nañ ko ci reportage bi nga def wax jéego yi nga xamante ni kilifa yi def nañ ko jëm rek ci ay jumtukaay muy infrastructure mais daf mel ni am na lu des am na lu des dëgg la Sénégal mi ngi def ay jéego boo xoolee tey ci sujet bi ñu indi rek gis nga tey ci wàllu cardiologie Sénégal def na ay jéego parce que boo jëlee société sénégalaise de cardiologie ku ne xam na ne référence la ci Afrique tey boo xoolee presque ci grande ville yi nekk ci Sénégal yëpp bu ci ne am na cardiologue te bu njëkk ba amutoon tey ñi ngi formé ay élèves lu ëpp 50 élèves jàpp 20 jàpp 50 ñi ngi leen di formé ay étudiants yoo xamante ne ñi ngi leen di formé ci wàllu cardiologie mais ba nëgg ni Sénégal li ñu naan ne Sénégal est toujours à la traîne par rapport ak recommandation yu OMS donc war nañu gën a góorgóorluwaat ci wàllu woowu ndax li ñuy naan souveraineté sanitaire dëgg moom suñu bopp ci wàllu wér-gu-yaram loolu mën naa nekk tey boo xoolee yenn opération yi nga xamante ne dañ ko daan def bitim réew tey Sénégal bu ñu leen joxe doté de moyens
mën nañ ko def mbas mi la preuve xoola tey ñu doon dem di faju ji bitim réew est-ce que gis nga leen ñu faju bitim réew ay kilifa yu gën a mag tey ci suñu hôpitaux yi la ñuy fajoo te pourtant ñi ngi tane de mais loolu yëpp dafa nekk loo xamante ne ay leçon la man mënuma concevoir tey mbas mi ñëw feebar bu gën a metti nga daan dem bitim réew di faju ji tey nga toog ci sa dëkk ñu faj la ba nga wér péng kon yaakaar naa ñun ñoo war a gën a gëm suñu bopp te xam ne lu war a mën a nekk la war na mën a nekk parce que tey boo demee suñu université bu mag bi donc boo jëlee laboratoire pharmacognosie boobu ngay gis noonu boo xoolee ci wàllu defarum garab yi tamit loolu bëgg naa aussi Sénégal am ci indépendance parce que tout simplement moyens am nañ ko expérience bi am nañ ko expertise bi am nañu ko lu ëpp ci gàncax gi fi lay bàyyeekoo kon lu war a mën a nekk la Sénégal moom boppam ci wàllu wér-gu-yaram souveraineté sanitaire dëgg bi tax ñuy wax loolu lu mën a nekk la te yaakaar naa mbas mi leçon bu doy la aussi ñu relever le plateau technique même si ressources humaines compétence am na fi en termes de ressources humaines mais aussi jumtukaay comme ni nga ko waxee ci infrastructure aussi waaw ànd ak loolu effectivement infrastructure yi bu amul parce que boo génnee Dakar li ci des presque médecins yi duñu mën a def seen liggéey tey fuite de cerveau bi ñuy wax ni lan moo ko indi parce que tout simplement suñu médecins yi dañu fi nekk chercheurs yi duñu leen jox les jàng mi ngi noonu jàng ba yenu seen i diplôme te duñu leen jox li ñu war a liggéey moo tax fan la ñuy mujjee bitim réew la ñuy dem seen xam-xam bi nga xamante ne war nañ ko sotti seenum réew ñu dem bitim réew di ko fa sotti foofu nag bu ñu fa demee ñu fay fekk nag ñu respecté leen loolu jox leen gëdd tubaab yi te xam ni ay kàngam dëgg lañu kon suñu kàngam yooyu ngal la nañu fexe ba góorgóorlu téye leen ci réew mi te xam ne mën nañu jariñ suñu réew. Très bien Fatou Kiné Deme la woon ci wàllum santé ñu sant la bu baax gërëm la suñu bàjjenu gox donc maa ngi leen di sant yéen li nga indi amati na solo. après su paree rek. dem jëli frais de mission. mu dem kati kay baax. est-ce que duñ ko bàyyee Kouthia Show li nga war a wax tey muy sport ndax li fi wax mi ngi am nga beneen client tey mi ngi xiixatal li nga fi wax fii yaa ngi ciy digle sport. waaw sport baax na ci. waaw sport baax na ba dee Fatou Kiné ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm nga desandi ak ñun ñu wéyal info du matin léegi ñu jàll ci miroir régional.